xëy ndékki rituel la ku ci nekk ak sa rituel wax ji mooy mu nekk lu rituel taxul yàlla dugg ci nit xëyal suba teel ba guddi nga julli heure bu julli nga julli sax teg ci naafila taxul yàlla comptabiliser lan moo tax est-ce que yéene ba mu war a ànd nag moom moo ngi noonu moo tax du rek problème mu fan la jóge problème mooy yéene gi ci boppam lan la xam nga tey ji mu wóor la ne da ngaa toog sa yaram sa jëmm ci boppam nga yëg ni dafa yéene jóg taxaw julli et pourtant boobu est-ce que sa xel yëg na ko est-ce que sa ruux yëg na ko yaram bi rek am yéene bi dem moo tax li ma wax sànq yéene bi dépendrul ci benn ci ñett yi mais au contraire ci ñett yépp la dépendre ndoo am na beneen question bu maam As muy laaj sarax bi nit ki di def lan la mën a jot ci dundam wala ci bakkanam tur deret tudd na sarax maam As tudd na sarax ba tudd aay bi xuz min amwalihim sadaqa muy laaj loolu lan la mën a jot ci bakkanu nit ki xam nga sànq da ngeen fàttali tabaski xam nga tabaski dafa am lu ci Serigne Cheikh waxoon mu ne xar boo ko gënul waroo koo rendi lu jara jàng la lan moo tax yindi ngeen ko sànq échange équivalent la xar bi ñu tër rendi ko dafa am bakken bu mu jënd mais loo xam ni bakken la jënd nga rendi ko ba pare wëlbati ko di ko lekk lu jara xoolaat la xanaa xamoo leen ni tabaski buñ koy tudd lekk xar taxul julli tabaski leen nay jëriñam yàlla bañ ñu comptabiliser bàkkaaru lekk xar bi ndax xar googu ci bés boobu valeur yàpp nit la am valeur yàpp nit la am moo tax li mu mën a yàq ci nit yëpp mu mën ko mais waxuma la sax lekk xar bi est-ce que sax rendi bi war na ndax Ibrahim ba muy rendi am na lu fa jaar mais ñun est-ce que jaar nañ foofa ndax tabaski ku ko bëgg a yamale ci xar rek da ngaa yab yàlla lan moo tax c'est très simple yan élément moo tax ñu tudd tabaski yonent yàlla Ibrahim yonent yàlla Ismaïl Jibril soxnaay Ibrahim xar mi doog a ñëw muy 5 éléments élément benn bu nekk ci yii def si am jikko joo xam ne moo tax yàlla tudd histoire jikko jooju nag fekk nit ki mënul fexe ba juróom yépp mu maîtriser ko dund ko te farataal ko amul droit laal xar ci yoon amul droit laal xar bi ci jiitu Ibrahim dafa signé contrat waaye ba mu signé contrat ba pare mbaaxu yàlla bëgg koo ëpp doole te mooy foofu xelam ma ngi ñaari xel nangam laa waxoon sama borom de waaye moom ku baax la est-ce que bu ma ko ñaanaatee du ma ko may loolu mbaax yàlla ma ko doon bëgg ëpp doole waaye ngorom ak dëggoom du ko may bu ko yàlla mayoon sax du baal boppam kon nag dëggu googu lu war ñépp la Ismaïl bu dul woon dara sax lim ko wóor ni baayam Ibrahim lu mu ko mës a wax teg na ci bët lu mu ko mës a wax dëgg la kon nag bu xëyoon sax wax ko loo xam ni moom wóoru ko mu war koo wóolu ndax musu koo nax nangu googu lu war ñépp la soxnaay Ibrahim moom it la même chose mais fii doo ko tuddee nangu tey nga koy tuddee ndax ñaar am na muy Ismaël di Ibrahim xam nga ne ay borom cër lañu kon nag lu ñoom ñaar àndandoo ne lii lañ koy def mu war cee tey nga xamagul lépp waaye xam na ñaar ñii kon nag dana tey Jibril nag soog a ñëw te man ci sama analyse bosom sax a gën a choquant ndax lan moo tax fi ñëpp defee li ñu war a def moom ñàkk def li mu war a def moo tax ñu tudd ko ci histoire bi
ndax balaa yàlla di àddu waroon na xam ni valeur bakkenu Ismaïl war na dem xooli lu ko remplacer gaaw kon nag moom dafa nangoo dabaatal googu moo tax moom ñu tudd ko ci biir li muy doon malaaka def na erreur ba yàlla fàttali ko moo tax mu gaawantu gaaw dem jëlee xar gi mais xar gi ci boppam mais xool leen rek xam nga ñoo ngi wax sacrifice mais fii nga koy déggee sax lan moo tax c'est très simple xar gi tey ji dafa am choix mu toog rek ca fa ko yàlla denc moom kott nekk fa nekk ci ngooñ geeg ñax geeg yi si des ba njëriñ la koy amal waaye mu wóor ko ni tey ji mu joxe bakkanam yàlla jaarale fa xeetam ñépp ku ci deewati mu am lu mu la garantiral sacrifice boobu mu nangoo def moo tax loo ci gis ku si nekk sa xaru tabaski li ñuy wax moom moo lay jéggiloo siraat lu leen may loolu sacrifice bi mu nangoo def la moo tax gis nga juróom ñi jullit bu ko matalul boo laalee xa bàkkaar nga te sax ngeen baal ma foofu dama bañ mu rëccaat ma xam nga fii ñoo ngi tudd ci cadre tabaski xam naa sax tey moom Sénégal tey lañ may rayati ndax Sénégal moom feet lañ bëgg ak daraja waaye xam nga dafa am lu jar a bàyyi xel xam nga ñoo ngi tudd baatu yéene mais nañu jël imam ci yéene boobu ba léegi xanaa xamoo leen ni imam ci ni ko yàlla yéene ci ni ko yàlla xalaatee waxuma la ko dugg si ci jàkka ji amul njàpp waxuma la ko dugg si ci jàkka ji sanguwul set waaye ki dugg si jàkka ji te fekkul sax muy jullit bu imaam bi kàbbaree ba sëlmal dana am ci yool ga imaam bu jaar yoon laa wax te ci loolu ngay jàngatee yu bari ndax xam nga ñoo ngi wax dëj ñoo ngi wax sëy ñoo ngi wax ngénte mais bi ma ci gën a reeloo sax muy sëy Sénégal wax dëgg neex yàlla yenn saa yi da ngay toog xam ni c'est un théâtre général ndax boo seetloo sëy lan la ñuy wax dañuy ñaan yàlla sëy bi bokk si ñuy fasee charge et pourtant sëy bu ñu fasul charge yàlla reconnaître ko sëy bu ñu fasul charge yàlla reconnaître ko kon nag est-ce que foofu sañ nañu wax ni sëy la ngir yàlla wala sëy la ngir nit ñi bu fekkee sëy la ngir yàlla bu ko nit ñi reconnaître rek reconnaître duñ ko yàgg la yàlla reconnaître na ko yoonam ne ko ci li nit ñi xalaat waaye nag bu fekkee sëy la ndax nit ñi te yàlla reconnaître ko nag bu ko nit ñi nangoo yàlla nanguwu ko bés bu ñu toogee ñoom ñaar ñoo ngi bàkkaar moo ji nag mooy kenn ku si nekk est-ce que am nga honnêteté wu reconnaître ni ay caaxaan la dugal ci li nga nekk pour yéen lan moo tax divorce yi bëri lu dul yàlla du yàgg lu dul yàlla du yàgg ñu nangu ko ñàkk koo nangu lii moo am ngénte même chose mais dafa am lu dangereux nit ñi di def jël sa doom tuddee ko nit fekk boobu li nga ci bëgg muy nit ki na la jox dara xam nga am na lu wolof di wax ni nit koo ko tuddee dana jël ci moom juróom-ñaari jikko waaye ku la wax ne jikko yu baax lay doon bu ko intérêt lalee dana jël ay jikko moom nga doon benn bu la gën a mais est-ce que loolu ñoo ngi koy bàyyi xel mais loolu sax am na beneen revers bu ci am nga xëy sopp nit sopp ko lool teg ko fu foo tegul kenn mën nga ne sax sa kilifa la et pourtant moom mi nga xam ne nee nga sa kilifa jëflante nga ak moom loo xam ne moom yow la gën a jéppi ci àdduna boo koy tuddee doom di sànku de boo koy tuddee doom di sànku nga xanaa xamoo leen ni nit nag laa wax bu jaar yoon mook boroomam du ñu gëjoo kon nag ku xëy bëgg koo tuddee
yàlla na ko ne diw moo ngi lay tuddee mu ne jëf ji rafet na waaye lu ma bett la ndax du lii laa ko xamee yàlla ne kon baax na luy am yooyu yëpp yi jar a bàyyi xel la am na koo xam ne balaa nga koo tuddee na la wóor ni mérité nga koo tuddee na la wóor ni li la war sa diggante ak moom def nga ko ci loolu nag ñu dugg ci dëj ni nga ko waxee sànq dëj ki ñu dugal ci bàmmeel moomu ko ndax moom pare na ci ba pare moom walla moo ngi feneen mu ngi koy dundi feneen waaye dëj ji nit ñaa ko moom ni nga koy indee sànq noonu rek lay demee mais man li ma ci intéressé mooy moom mi nga xam ne nee nañ moom la ñuy dëjal fa mu nekk lu mu fay dund pour wax la ñaanal néew sax il faut ñu xool ko lan moo tax nga toog jàpp ba sell julli ba sell taxaw tàllal sa loxo di ñaan sa borom ndax ñaanal sa mbokku taalibe sa mbokku jullit dafa am yu dangereux xanaa xamoo ne am na ñoo xam ni aaya boo jàng dana fekk ñu koy nëqal ci ndox yu tàng jër jékki-jékki aaya yi di retentir ñu yëkkati bopp bi ne ko déglul lii la yàlla doon wax lu tax defoo lii et pourtant sa mbokk bu baax moo la yéene lii di la ko jàngal déglul waaw léegi kooku nga jaakaar ni jàppale nga ko mais amul foofu pour wax la yàlla il est tellement noble gis nga yàlla ko mu baax le nga xëy gaañu nit tàllal loxoom di ko ñaanal da koy wone ko kaay xoolal diw nee na yow lay ñaanal nii de waaye du ma ko nangul nga ne ko lu tax mu ne lii doyuma yow say mbir maa la koy fay kon nag yi yëpp fàtte ko maag yow la wala sax beneen nit tàllal loxoom di la ñaanal yàlla ne kaay xool kii mu ne kii du diw mu ne ko waaw moom la mu ne moom moo sañ a taxaw ne daf may ñaanal nii moom mi ma def nangam ak nangam jaar ak man fii ak fii yàlla ne ko moom la de waaye ba koog man lu mu ñaanati lu war a jëm ci ay mbiram lépp laay jël sotti la ko bu ëllëgee nag ñu xool lii yëpp et pourtant xoolal yii yëpp ni ko nit ñi oyofale ni ko nit ñi ñàkkalee fayda te bés bu nekk ñoo ngi ci musiba nekk moo tax loo xam ne am na loo xam ne ko yabu tey te xoolaat ko bu baax. moom de waa pôle physique ñoom Mouhamad daa mel ni capitaine bi macha allah jàppale nañu bu baax a baax waaye am na boo xam ne man maa ko bëgg a laaj te am na mbokk bu ko laaj. te xam naa ne gàllankoor la ci ñu bari mu ne feebar yi dal xolu doomu aadama bi lan moo koy sabab ak bu ko dalee luy saafara bi. feebar bu nekk ak garabam feebar boo gis ak garabam gis nga moo tax xanaa xamoo ne am na waxuma sax jàngoroy xol mais jàngoro tuukur sax am na feebar yoo xam ne bu xasee ba dal nit am na aaya yoo xam ne bu ko tudd mukk ci kanam ndax ñaar mën na ci am mën na empirer feebar bi wala mu yóbbu ko ndax xam nga bokk na ci danger yi suratul ixlaas ndax xam nga yàlla li gën la xam te lan moo gën nekk ci wetu yàlla am na fu nit di toll ci feebar boo ko jàngalee lixlaas bu gaañoo yaa ko rey ndax yaa woo yàlla ci dimension maximale am ñu ko kaay defal ma li gën bu ko yóbboo yaa ko yóbbu moo tax lu nekk nga seet ko xool ko xam la ca war la ca warul farata la moo tax médecine ci cadre physique c'est extrêmement important ci cadre xel c'est extrêmement important waaye rawatina ci cadre ruux moo tax yii yëpp ku ko maîtriser wul di ci sopp musiba la te mooy mosoon naa ko wax benn mbokk
mu posé woon ma question ci cadre éducation mystique ma seetlu doxalin ba waxin ba ak air ba mu ko waxee taxul mu gën mu tontu ko lu gàtt te mooy balaa ngaa yittewoo éducation mystique yittewoo sa éducation simple ba pare ndax nit balaa nga doon nit yàlla nekk nit ba pare gis nga yu jar a bàyyi xel la il ne faut pas brûler les étapes xam nga sànq ñoo ngi tudd tiim c'est extraordinaire lan moo tax ci diine ñu indi ndox indi suuf indi xeer yamale ko fa lan moo tax parce que ñett yëpp ay mbokk lañu li tax ñu jëkkee la ndox c'est parce que moo gën a jege nit dañuy wax ni 70 à 80% nit ki ndox la kon nag pour ndox laabal lu ko jege war na mën a yomb mais est-ce que laab gi ci ndox gi la dépendre wala si yàlla mi garantir ñaar ñi la dépendre lu jar a laajte la mais kon lan moo tax suuf parce que ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk ndey ak baay xeer ci la ndox di jóge waaye xeer ci lu suuf di jóge dafa fekk ne ndox mën nga ko jàppee produit bu légitime waaye suuf objectif secondaire lay doon xam nga lu tax néew la bu suuf bu xeer bopp yàggee korodew ba jeex ci lay doon suuf kon nag dañuy xool leneen li gën a jege ndox rek boole la ak moom boo jotul ci loolu xeer doog a ñëw muy ki leen jur ñoom ñaar mais lan moo tax ñu yem fa parce que xeer li ko jur nit dese na ko àttan ndax xeer safaraa ko jur xeer safaraa ko jur et pourtant yàlla ci purifier nit amul benn étape bu muy raté bu njëkkee ci ndox doxul mu jaar la ci suuf lan moo tax Moussa war a jaar ci désert suuf soosu moo war a mën a raxas tilim mu kër Firawna moo tax ma ne leen bii passé ba ko yàlla di génnee dafa nekkagul góor il fallait moom fu mu ko jaaralee ngóoram mat muy doog a nekk yonent xeer safara jur ko yàlla dem ci cas bu extrême nit ki dund na ba gaañu li war a set ci moom setagul li war a pur ci moom puragul lu tax safara lu tax safara et pourtant yàlla ci kéemaanam safara lu ko jur ngelaw ndax fekk ngelaw ñëwul ak oxygène am safara bi du noyyi bay mën a tàng waaye ngelaw googu lu ko jur Serigne Cheikh jàngale na ko lan moo tax am na benn gàmmu ndeysaan mu ngi koy indi ci alxuraan ci aaya boo xam ne ñoo ngi fay tudd maaw waaye mu ne foofu kenn du ko firee ndox suuf nga koy firee kon nag ngelaw googu dafa mel ni ndox a ko jur déparé ci ndox dellusiwaat ci ndox waaye est-ce que ndox yi benn lañu loolu nag question la ku nekk nag boo demee nga xalaat ci ba xam. bu defee dernière question bi rek thème bi nan lañ ko mën a déggee en un mot. ban bu tey bi waaw bu tey bi. dina dépendre ci kenn ku ci nekk lan nga soxla muy sa njëriñ ci thème gi ndax am na koo xam ni tey li mu soxla baatu rituel la war koo mën a dégg war koo mën a cerner war a mën a xam lan mooy rituel ndax ci yoon xam nga ñoo koy indi sànq am na koo xam ni biir julleem ak biti julleem amatul différence
parce que sacralité bi mu jox ay actam delloo léppam yàlla moo tax yàlla nangul ko loolu yëpp lu mu defati yàlla comptabiliser muy julli. mais pour loolu nga mën koo dégg lan mooy julli julli entrevue la mais entrevue bëri na ay façon tey jii ki nga xam ne dafa bëgg def entretien d'embauche ñu jékki-jékki woo ko téléphone posé ko question yi ñu ko bëgg posé yëpp ah am na entrevue am de yàlla dina def la même chose wax ji nag mooy xam nga ñoo ngi koy tudd sànq julli dafa am àqam xam nga daf may def ay ree am na ñoo xam ni bu ñuy ne allahu akbar lu ñu mënti def bàyyi nañ ko fa la seen sajaada julli kàbbar yàlla loolu rek la jéppi lan moo tax yaa ngi laal sa sajaada foo xam ni wóor la ni sobe jaaru fa yaa ngi def julli bi julli wu yàkkamti ndax bëgg na rek waxtu gi waxtu gi jot na waaye est-ce que yàlla waxtoo ko tënk est-ce que yàlla waxtoo ko tënk ak est-ce que tey jii nit ki bu doon seeti beneen kilifa tey jii dana ko nangoo def façon boobu du ko sañ laay bu mu ko defee nii est-ce que li ma waroon compal dana ma ko jox est-ce que poste bi ma waroon jox dana ma ko jox loolu yëpp di nga ko xalaat waaye bu dee yàlla non amul problème moom day baale daaw ñàkk fayda yàlla bëggul loolu nit boo waree julli nangu koo jox àqam demal ba fu mu la wóor ni fii dara jaaru fi demal ba fu mu la wóor ni yaa moom rekk a fa nekk demal ba fu mu la wóor ni dara du la fa yàqal sa julli nga doogay sañ a kàbbar waaye nag attention lii yëpp taxul yàlla nangu ko lan moo tax bu fekkee da ngay taxaw ci julli gi di xalaat ci yàlla sa julli yàqu na lu tax dara wóoru la ci nga war a taxaw di julli naan yàlla kéemaanam sa julli yàqu na dara wóoru la ci nga war a taxaw di julli di yéemu yonent bi jaar na fee ak yàlla jaar na fële te nga def nànk dañ la nettali de dara wóoru la ci lu dul nga sonn sa diggante ak sa borom loo xam ne lépp dundaat nga ko moom fi yonent bi teg tànkam yàlla wanaat lu ko nii nga teg ci sa bët lu dul loolu sañoo ko ndax loo ci def wóor la yu jara tey la moo tax ni ma koy waxee bëri na yu nit ñi oyofal mais dama koy xaw a tooñe yenn saa yi suñu mbokk soxna yi yenn saa yi dama gis seen yëri julli yooyu ñuy sol ma ne ah waa lii moom doy na waar ndax tey jii koo ci newoon solal lii nga seeti diw mooy la non bàyyi ma sol leneen ah teg ko fan balaa may dee rek ñu ne ma basin kenn mënu ko jullee ma ne ah te nga mën ko seeti keneen munoo jox àq boobu sa borom ñu teg ko fan moo tax li mbokk bi wax sànq c'est extrêmement important ndax góor gi daf ñu ko jàngal te sax daf ñu ne Serigne Cheikh moo ko jàngal kilifa balaa fatu war na waajal boppam na am na koo xam ne bu tëddee benn façon bi rek yàlla jéppi ko ndax wóor la ba xam guddi gi di nga fi yeewuwaat est-ce que fii ngay xippee wala ci kanamam ngay xippee kon nag booy egsi ci kanamam noo war a egsi yooyu yëpp dafa bokk ci li jar a bàyyi xel moo tax buñ ko waree résumer en un mot wala boog je dirais plutôt en une expression benn rek laa koy def xëy na sax munu ma ne dana répondre question bi ndax def di nature colisée bi unique mu def ñu neex li ma bëgg poser ñu xalaat ko fekk yeneen waxtaan yi mooy nit nangul sa borom wala nangul sa kilifa bëri na yum la mën a régler waaye nangu yëpp bi ci gën a jafe nangul sa bopp la
nit nangu yëpp nangu yàlla nangul sa kilifa yii yëpp bëri na yu la mën a defaral waaye nangu yëpp nangul sa bopp ci gën a jafe. ñu xalaat ci ba xam yéen nag tey da ngeen am chance ndax gars yi dañ leen sot waaye nag loo gis équilibre kon yéen it dama leen di poser question su fekk samedi nag bëgg naa ko ma tontu baatu yàkkamti yàqule baatu yàkkamti yàqule fan la ko wolof teg. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. macha allah je pense que lim ci wax rek moo ci am solo parce que la voix du Colisée c'est la voix du Colisée amul noo koy définir dañ koy jaajëfal suñu dernière partie rek mooy li nga xamante ni moom la ñu waroon a ubbee muy vidéo bi ñu indi ko rek après ñu bàyyi la nga tëj. bismillah jërëjëf sëriñ. waa régie bi ñu pare rek. jox lettre de créance am maanaam ci biir xilaafa biñ ko jox pour mu war ko exercer discours bi sunu borom def pour mu jël fonction bi keroog yii baat rek la ko wax guddul yaa abd sumtuka anil batili sawma ambassadeur ñu ni keroog lañ ko jox lettre de créance am maanaam ci biir xilaafa biñ ko jox pour mu war ko exercer discours bi sunu borom def pour mu jël fonction bi keroog yii baat rek la ko wax guddul yaa abd sumtuka anil batili sawma maanaam woor dëgg-dëgg du ñàkk a lekk ci suba ba ci ngoon woor dëgg-dëgg mooy fexe ba neen du am fu mu la jaar boo ñagee sa bopp ñag sa bopp ba neen amul fu mu la dugg rek sa woor dugg na bi ci des itam sarax mu wax ko ni nekkul ci génne alal di joxe nit ko wattu ba sa ay yeggul ci moom rekk jox nga ko sarax
wa kaffuka ani sharri sadaqa bi wa yasuka min alxalqi salaatun boo demee ba wékkatoo sa bopp ci mbindeef yi lu dul ci yàlla nga wékk sa bopp looy am ci moom nga koy amee boo boobaa sa julli dugg na julli du sëgg ak siggi bi ci des waraddu hawa nafsik jihaadun jihaad du gàddu jaasi dem di rey ku ne rekk nga rey ni damay jihaad moo tax la Miqdaad ibnu Amrin waxoon lan uqaatil xatta tu'tuuni bi sayfin yaqulu li hada muminun wa hada kafir mës nga dégg loolu Miqdaad ibnu Amrin xoolal ma boobu waxee lan uqaatila xatta tu'tuuni bi sayfin yaqulu li hada muminun wa hada kafir bala ma demati jihaad rek da ngeen maa indil jaasi ju xam lu xew nga xam ni bala maa dóor mu ni ma kii jullit la wala kii yéefar la ma soog a dóor kon nag wa radduka hawa nafsika nag jihaad waaw man a fexe ba koy jëfanteel sa bakkan du ko lal doy na jihaad waaw wa xifduka li jawaarixika nag ibaada ku protéger sa cër yi ba du def lu mu warul def bu boobaa ku jaamu jaamu nga ku jaamuwul jaamu nga jeex na xutba bi paasewul juróomi baat yooyu xutba i'timadiya ci al masjidul aqsa al bashari assalaamu aleykum looluy tax nag sunu borom bañ fuqahaa yi tardeel la ci biir téeréem moo tax mu def benn xutba ci al masjidul aqsa al bashari xutba i'timadiya bu nit doon ambassadeur ñu ni keroog lañ ko jox lettre de créance am maanaam ci biir xilaafa biñ ko jox pour mu parce que dafa nekkoon en boucle moo tax commencement bi ñëwaat bu ko defee dañuy rappeler information yi rek suba am na université du Ramadan samedi incha allah ci la ñuy def synthèse semaine bi thème bi nekk autopsie existentielle bu ko defee rek dañ koy ànd ak la voix du Colisée des questions ak réponses yoo xamante ni peut-être amuñu woon temps pour indi ci woon leeral ay questions boobu lañ koy répondre incha allah la ñuy faral di wax rek heure bu baax bi jot na tey dafa ànd ak ñun ci questions yi donc dañ koy ñaan rek mu joxe ñaan pour ñu yëkkati jotaay bi. ci ndigalu kilifa gi rek nañu defaat fatiha juróom-ñetti xuraysh falax ak naasi tëjee ko salaatul fatih ba beneen yoon incha allah jërëjëf.
Jeudi 7 avril 2022 marque le deuxième cours de ce Colisée de l'éveil. Bienvenue sur ce plateau. Le Colisée de l'éveil est désormais un rendez-vous du donner et du recevoir en connaissance, mais aussi en générosité. Le fait d'offrir à chaque citoyen du monde une tribune ou plus exactement un cadre d'expression libre est une innovation de taille. Ce qui est surtout intéressant pour le professeur ou l'ingénieur moral Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Moustapha, c'est le côté échange et le côté interactif de la chose. S'exprimer, mais aussi permettre à l'autre de s'exprimer afin que s'enrichissent les débats. Chers internautes, vous allez être d'accord avec moi que dans ce Colisée de l'éveil, il ne s'agit pas simplement d'enseigner, mais d'éduquer à distance. Enseigner, c'est un lot de fascicules, de cours, mais éduquer, c'est une affaire de cœur, surtout pour des personnes qui ne vous connaissent pas, qui ne vous ont jamais vu. Dans ce Colisée de l'éveil, toutes les franges de la population, toutes les couches sont invitées sans aucune distinction de race, de sexe ou de niveau d'études ou d'intelligence. Une école pour toutes les nationalités, toutes les intelligences et toutes les bourses. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Moustapha moom naka lañ daal di ànd rek tey ji ñëwaat fii nii ci Tivaouane waaye tamit dara lalul lu ni mel lu dul gën a le fësal liggéey bi nga xamante ne moom la Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy daal di dooxee ci atum 1995 jamono ji ñu toll nag nekk 25e édition wu Université du Ramadan waaye mu nekk ñaareelu édition wu lii di Colisée de l'éveil. te kii di suñu ingénieur moral ñu gën koo xam ci Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy Moustapha di ko piloté tàggat si ay ndaw ba nga xam ne tey kuñ ci wax rek àdduna daal di dem jàngiwaat ci biir ndaw yooyu nga xamante ne tàggat na leen boobaak léegi mu ngi ciy woy ak ñoom ci liggéey bi atum ren nag ñu daal di jël thème boo xamante ne dafa particulier thème bu xóot rooteewu ko fenn lu dul ci enseignement wu kilifaam lu dul ci enseignement wu sëriñam waaye tamit fas yéene cee nampatal ndaw ñi nga xamante ne moom la ñu joxoñ Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Mame Cheikh capitaine la ñu joxoñ ba tax na nag mu daal di ñuy utal ëtt bu ni mel ñu gën koo xam ci Colisée de l'éveil bi la yoon nekk ñaareelu édition bi te mu ren nag di dellu rek ci li nga xamante ne moom la ñuy woowee pureté et légèreté au jour le jour waaye ci biir thème yooyu nag daf ci am yeneen thème yoo xamante ne moom lañ ci daal di roof rek mën nañ ko waxee noonu mu dellu ci bouteille bi nga xamante ne moo nekk acte rituel intention éclat et froissement mu mel na ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko doon animé tamit génn ñu daara ji xam nga li gën a neex ci histoire daara ji mën nañ ne fi mu toll nii comme ni ko tonton Serigne doon waxee léegi nii si biir salle bi mooy que ne suñu capitaine dafa ñëw ak beneen style bu njëkk ba amaana dañ daan invité ñoo xamante ne bokkuñu ci mouvement bi waaye capitaine dafa defar ay nit parce que suñu borom tamit Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy moo ñu ko doon jàngal ne suñu borom doomu aadama moo nekk moom moo nekkoon candidat wam waaye nag nit doomu aadama la defar waaye nit moo nekk candidat wam su ma juumul waaye kii di Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy Moustapha dafa ñëw tàggat ñu ci loolu ci année bi nga xamante ne ndaw ñi yaafu soon nañ ci xam-xam ci année bi nga xamante ne fogoon nañ ne xam-xam ci beneen anam lañ ko war a jàngatee ci biir jàngat bu ni mel nag ci la daal di indee atum ren thème bu ni mel ba pare daal di ñuy booleeg ñoo xam ne ñoo bokk ëttu tarbiya bi ci biir ëttu boobee dañ ciy daal di dalal rek kenn ñu gën koo xam ci Mouhamadou Lamine Sembène ñu ngi lay nuyu. ñu gis la sànq ci biir salle bi nga bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon animer débat bi ak tamit anam bi nga xamante ne noonu la thème bi tënkoo ndax mën nga ñu koo résumer rek ci ni mu gën a tënkoo. wante lépp lu nit def am na loo xam ne moo nekk à la base bi wante tamit am na lu muslim mu mel ni ñun amul benn xeetu acte rituel bu dul jëriñ nit bu ñu xamul wante boo defee constat général ci société bi ñu nekk muy société sénégalaise da ngay seet lan mooy résultat wu acte rituel yooyu am na bu ko wax jëme ci tamit mais Sénégal bu ñu nee pourcentage yu musulman yi ñu ngi nii pourcentage yu chrétien yi ñu ngi nii ñoom ñëpp kon mën nañu ne la société sénégalaise est une société essentiellement religieuse parce que même ku bokk islam wala christianisme am na beneen diine boobu te am na lu muy war a jëriñ nit
lu ñuy xaar si moom kon ñooñu ñëpp bu ñu bokkee benn penc am na ay taar yoo xam ne ay ñàkk ay manqué yoo xam ne warul woon feeñ ci penc kon nag su demee ba loolu feeñ ci nit ñi ak si penc mi est-ce que kon mën nañu wax ne programme bi leen seen diine yi tëral wala programme yi nga xam ne moom la ñu jëlee di seen culture muy ay programme yu mu ñu mën a nawloo est-ce que njëriñ bi mu waroon am na ko moo tax nga ñun xool nag ndax programme yooyu noonu ni nga ko defee wala ni nga si taxawee jur na si yow njëriñ muy éclat bi wala boog da nga koy def di gën di dellu ginnaaw mu jur si yow franchement loolu moo nekkoon xàmmee gi nga xam ne moom la ñu waroon amal ci lépp loo xam ne ñu ngi koy def mu waroon am njëriñ si ñun. question yu si bëri suñu capitaine moom moo ko mujjee répondre ndax xóotaayu thème bi waaye tamit du ñàkk ñu laaj objectif bi lan la. waaw objectif bi mooy li ma wax sànq ndax képp koo xam ne jullit nga képp koo xam ne am na foo toll am na foo bëgg a yegg il faut que nga amee benn xàmmee gi xam fan ngay teg sa tànk ndax bëri na koo xam ne am na lu mu bëgg dëgg la bëgg na lu baax am na fu mu bëgg yegg wante problème bi mooy xamul fan lay teg tànkam dafa am yu sew nag yoo xam ne kilifa moo koy xam ci nit ñi te bu si attiré wul seen attention nit mën na dund si diine ba xëy génn àddina te loolu du ko mës a xam bu demee fekk fa résultat boo xam ne mënu koo comprendre fekk am na xàmmee gu amul woon bi muy dund mais nit mën na nekk sax si kaw suuf di dund dundam di dund diineem wante gis ne am na avancement bu mu waroon am te amu ko su ko defee nag am na lu mu rate mais loolu mu rate thème yu mel nii ñooy yi nga xam ne ñoo ko mën a génnee loolu moo nekkoon lu ñu si mën a indi comme objectif. thème yu mel nii bokk ci li nga xamante ne dafay defar dundu doomu aadama parce que dina la permettre nga dugg sa ruq mën a kan posé waat yenn question yi ndax am na question yoo xamante ne amaana sax soo ko dee laaj ci penc dañ koy soofantal parce que nit ñi duñ ci prêter attention waaye ndaje yu ni mel rek mooy daal di suuxalaat li nga xamante ne mooy wàllum xam-xam da koy suuxali ñu daal di koy tëjee rek ndax duñ la téye lu yàlla format bi nga xamante ne noonu ngeen ko defee lan moo ko wax. waaw format bi xam nga kilifa gu ñëw missionnaire bu ñëw wala si cadre bu gën a simple jàngalekat boo gis am na pédagogie boppam format yeeg doxalin beeg yëpp pédagogie borom daara ji la muy capitaine ndax xam na li jamono laaj xam na ni ñu mën a jàngalee nit am na loo xam ne waxuma la si suñu daara mais ba si li ñu miin sax si yeneen cadre ci àdduna bi xam nañu ne benn nit dong ñëw mel ni moo amee monopole xam-xam di tari rek nit ñi di déglu suñu paree jug dem dafa xewi léegi fépp foo toog sujet boo mënti indi yow mi ko waajal ñëwit bu keneen àddoo nga xam ne xam na si loo xamul woon su ko defee nag format bi ñu indi du benn nit mooy def thème bi ay nit a koy séq su ko defee kenn ku ne nga am loo indi ñu déglu mbooloo mi am lu ñu indi ki nga xam ne nag moo ñuy jàngal di gàggante ñi réer di gàggante ñi gan bu ñëwee mu daal di tëj jubbanti yi nga xamoon yëpp moo dëng loolu mooy li nga xam ne mooy format bi. lu mel noonu la ñu daal di seetlu depuis daaw ba ren te macha allah rek lañ ciy daal di wax am na loo xamante ne daal di daal ndaxte boo xoolee salle bi ña fa nekk ñu ngi gëstu ñu ngi nekk di xool ci dimension bi nga xamante ne moom la seen kilifa di leen orienté te ñu gën koo xam ci Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy waaye tamit mu joxoon ñu keneen ku ñuy woowee capitaine Mame Cheikh Ahmada Tidiane Sy Moustapha mu doy ñu lool te ñu doyloo ko Sembène du ñu la téye lu yàgg ndax yaa ngi quitté ba Dakar mu war a delluwaat si guddi gi xam naa dañ lay bàyyi rek nga am noo tàggatoo ak internaute éveil yi leen di suivre ci plateforme yëpp. waaw internet yu éveil yi xëy na di leen jaajëfal si intérêt bi ñu porté programme bi ak programme yi nga xam ne yëpp moom la éveil amee xëy na di gën di invité wate si daara ji rek ndax daara la boo xam ne képp kuy nit mën nga see jëriñu képp kuy jullit mën nga see jëriñu képp ku yàlla ñor mën nga see jëriñu loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy dénkaane ñeen baal nu ak wasalaamaaleykum. ñun itam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen internautes éveil yi di leen wax rek ne woy leen di suivre suñu ay programme fii ci éveil di leen jox dig daje suba incha allah ci université du Ramadan bi nga xam ne moo war a amee fii si Tivaouane waaye itam samedi synthèse dina daal di am ku ñu koy defaral na ko mooy suñu sang Mame Cheikh Ahmada Tidiane Sy Moustapha dina ànd ak ñun ci synthèse u semaine bi ngir ñu mën a conclure comme ni ñu ko doon defee daaw rek noonu la ñuy daal di def di remercier équipe technique bu éveil digital yëpp waaye tamit di remercier
remercier équipe bi nga xamante ne ñoom la ñuy woowee Colisée de l'éveil ci seen njàmbaxte waaye tamit anam bi nga xamante ne noonu la ñuy liggéeyee ba mën a boole lépp mu daal di yemb ñun itam ñu ngi leen di jox dig daje suba incha allah ci seen numéro bii nii nga xam ne moo nara nekk 3e cours ci samedi bi suba incha allah plateau du am mais samedi Colisée de l'éveil dina am plateau dina am ñu ngi leen di jox dig daje ba samedi incha allah.